juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey feebar bi nga xamante ne rek kenn xamagul lan la ak li ko waral jamono ji nag sonal na ñenn ci askan wi féete foofu ci diwaanu Thiaroye-sur-Mer dinañ wax lu yaatu ci biir xibaar yi ana nan la kilifa yi taxawoo ak dëkk yi nga xamante ne jamono ji dañuy njort ne rek boo muy am nañu ko am bokk na ci diwaanu Joal Fadiouth ak Ndayane dinañ wax tamit ci xew-xew bi ñu amaloon tey foofee ca conseil économique social et environnemental ñu doon tàbbal rek wala dalal ki nga xamante ne mooy jëwriñ bi ko jiite di président Idrissa Seck loole nag ci xumbite la woon ci teewaayu kilifa yu bëri ñu fete foofee ci kuréel boobu yëkkati na fa ay kaddu rek ñëwaat ci li ñu yëkkati woon ne moom ba mu yeggsee rek dafa am ay kilifa yoo xam ne dafa tekki seen ndombol tànk ba tax na rek moom indi na ci ab leeral ci jamono jooju nag ka mu wutu di soxna Aminata Touré moom tamit ñëwaat na rek ci li nga xam ne Idrissa Seck dafa gis ne ba mu ñëwee daanaka fekku fa rapport mu ne rek jamono ji moom xaw ne wala taxawaay bi mayu ko woon ñu amal leen liggéey xëy na moom moomee nag dafa xaw a yàkkamti rek waaye ci yoon lañu ko teg dinañ wax tamit ci kàddu yi nga xamante ne Irel Mignason bi nga xamante ne moo fi teewal Union européenne yëkkati na ko rek mu aju ci wàllu accord de pêche yi ci loole nag méngale na ko li nga xamante ne rek moo aju ci wàllu mbëkk mi wala immigration clandestine nee na nag Union européenne moom jamono ji dañ leen def kem kàttan ngir taxawu réew Sénégal ci li nga xamante ne ci lépp lu mu sumb ci li aju ci wàllu suqal réew mi mbokk yi li mooy ponk yi boo leen taxee la ñu yaatal. asalaamaaleykum dalee na jàmm ci xibaar yi ni ñu ko waxee woon ci ponk yi noonu lañ koy dooree ak feebar bi nga xam ne jamono ji kenn xamagul li mu tudd ak lan moo ko indi mu dal nag ci ñenn ci askan bu féete foofu ca Thiaroye-sur-Mer jamono ji nag kilifa yi jël nañ matuwaay amal sax ay échantillon yuñ ci jëloon rek ngir xam nag la ñuy def ngir taxawu ñooñee ci loolu nag jot nañ ci amal tamit ab tuxub nemeeku ci li nga xamante ne ñoo amee woon doomu jàngoro ji. kilifa yi génn nañ ci ab bataaxal ñëwaat ci li nga xam ne noonu lañ taxawoon Alhassane Ba moo ñu liiral boobu le bataaxal. waxtaan bi dox diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy techniciens yi ak ñi feebar xamle nañ ni am nañu des ci kër yi wante itam ñu nekk ca géej ci jamono ji nag xamaguñu lan moo waral feebar gi wante jàpp nañ ni ñoom ñu ngi ko jëlee ginnaaw bi ñu laalee ndoxu géej gi. nappakat yi nga xam ne nag seen at toll na ci fukk ak ñett jàpp ñeent fukk ak juróom benn ñoom ñëpp ay góor lañu ñu ngi bàyyeekoo ca Saint-Louis Diogo Fass Boye ak Thiaroye-sur-Mer ñoom ñëpp lu ñuy wone mooy ay lésions dermatologiques seeni xar kanam boo ci xoolee gis ay picc ay bët yu xonk wante itam ay tuñ yu xaw a xar rapport investigation bi xamle ni cas bu njëkk bi toll ci ñaar fukki at ñu ngi amal ak moom consultation fukk ak ñaar ci weeru novembre bi ñu génn li mu doon wone nag ci ay symptômes bokk na ci éruption cutanée vésiculaire non généralisée tuméfaction ci xar kanam gi boo xoolee tuñ yi daal di wow bëti xonk ci jamono ji nag amul benn cas grave boo xam ne signalé nañ ko équipe district bu Mbao mi nga xam ne médecin chef bi moo ci nekk point focal surveillance ak technicien laboratoire wàcc nañu ca poste de santé bu Thiaroye-sur-Mer dermatologue bi nga xam ne nag ñëw na jàppale leen def na examen ak it situation li mu xamle mooy ginnaaw hypothèse diagnostique nee na eczéma aigu li di Covid varicelle syndrome loxo gémmiñ ak i tànk ab traitement bu njëkk ñu ngi koy amal sukkandiku ci antihistaminique antibiotique pommade bétadine dermique antalgique antipyrétique sukkandiku nag ci li nga xamante ni moom mooy tableau clinique bi rapport bi mu ngi wane ni sax am na fukk ñoo xamante ni ñoom ñoo gën a wane ay symptômes defal nañ leen ay prélèvement jël deret wante itam PCR Covid 19. ministre mi nga xamante ni moom moo yor wàllu wérgu yaram wàccoon na foofu ngir nemmeeku situation bi ginnaaw nag waxtaan bi ñu amal jël nañ dogal yóbbu yenn malade yi nga xam ne nekkoon nañ observation ca centre de santé bu Sicap Mbao ngir gën leen mën a toppatoo yeneen patients yi ñu ngi leen isolé ca poste de santé bu Thiaroye-sur-Mer. Alhassane Ba dinañ leen toppal li nga xamante ne mooy xibaar boobee ba xam daal naka la kilifa yi fas yéene def ngir jële ko fi ci jamono jooje nag dañu njorte nag ci diwaanu Joal jàpp Ndayane
am na ñoo xamante ne rek dañuy njort ne boo muyul dañu am doomu jàngoro jooju ba tax na rek jamono ji kilifa yi féete lépp lu aju ci wàllu wér-gu-yaram ñu ngi def kem kàttan ngir mën leen taxawu Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ñoo ñu toogal ca diwaan. am na ci ay nappkat yu dëkkee Joal ñi nga xam ni feebar bii nga xam ni dal na ay nappkat Caaroy dal na leen bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci ay nappkat am na ci ñaar ñi nga xam ni sax wane nañu ay picc wala boog wax nañ ni am nañu ay picc yi nga xam ni xeetu picc yooyu lañ ko foog bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñooñu noonu ba léegi demaguñu hôpital ndax picc yooyu ci seeni awra la nekk li ni mel sax a tax ñu rus dem ci bërëbu fajukaay ngir wone li ni mel looloo tax ñuy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ba tey jii mënuñu laa wax am na kenn ki nga xam ne mu ngi Joal am na feebar bi ni mel waaye teewul ñoom ñooñu fas yéene amal ab campagne de sensibilisation ngir ñaax képp ki nga xam ne jàpp nga ni am nga ay picc nga daal di dem xool ba xam lu la dal te tamit am nañu yéene jël ay matuwaay ngir mën a jaamarloo ak feebar bii bu ñu sukkandikoo tamit ci ay xibaar am na ay nappkat yi nga xam ne ñoom ndaayaan la ñu dëkkee ñoom it picc yi nga xam ne dafa dal ñenn ci ay nappkat yu dëkkee Caaroy dal na leen. Abdourahmane Diallo ñu del si fii ci Ndakaaru wax ci xew-xew bu ñu amaloon foofee ca conseil économique social foofe nag lañ doon dalal ki nga xamante ne rek mooy njiit bu yees bi di Idrissa Seck gannaaw ba mu wóotoo ki fa nekkoon di Soxna Aminata Touré loole nag tax nañu yëkkati fa ay kàddu mu ñëwaat rek ci coow lu juddu woon gannaaw bu amoon ñu jàpp ne rek ba mu ñëwee dafa am ñu fa tekkil ndombal tànk ñu nekkoon fa ay kilifa kooku nag président Idrissa Seck ñëwaat na ci tawaayu Dissa Prera Diafara Ba ak Papa Sangone Mbaye. bàkku réew mi di hymne national lañu ko tëggal ba ñu koy installé ci boppu conseil économique social et environnemental. Idrissa Seck jàkkaarloo ak salle bu fees dell ak ay conseillers profité aussi di indi ay leeral ci yenn question ak yenn poñ yoo xam ne da jàpp na ne dafa am solo. Je suis très nuancé. bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene décret di ma fal. président bu yees bu conseil économique social et environnemental yemul ci loolu rek Idrissa Seck addu jëm ci dàq gi ñu dàq DRH ak DAF bu institution bi président bu yees bi ne moom lañ yërtuwul sax liggéeyu Aminata Touré ndax loolu taxu koo jóg. dañu ne Idrissa dafa ñëw dàq ñi def non dama bëgg a leeral ni fii duñu fi def dara lu dëppoowul ak loi. passation de service amul. ma waroon a jot këyit gu ma wax li ma fi fekk lan laa fi fekk ci compte yi lan laa fi fekk ci meuble yi ak li ses am lépp lan la ki ko yoroon waroon ko bind ci ay këyit signé ko wax date bi mu ko signé paraphé ko loolu fekkuma ko fi bi ma ko fi fekkul itam wax naa ko ki ma ko war a wax mu ni ma defal sa situation de référence ci loolu laa santaane fa la yem mais fuyewuma gestion ma sàmb taluma loolu. mbëkk mi xëyu ndaw ñuy érosion côtière ak gouvernance énergétique bokk na ci li nga xam ne moo gën a jàmp ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu sant institution bi président Idrissa Seck jàpp ne faw nag ñu réfléchir si ba pare indi si ay propositions de solution. Dissa Prera dañuy desandi ak conseil économique social et environnemental ak kaddu yi nga xamante ne rek soxna Aminata Touré yëkkati na ko gannaaw rek ba émission édition spéciale bu ñu doon amal ca télévision Futur Média kooku nag indi na ay leeral ci kaddu yi nga xamante ne ki ko wutu di Idrissa Seck yëkkati na ko gannaaw passation de service ak li nga xamante ne mooy rapport bu mu fa fekkul dañuy teewloo ay kàddoom Abdoulaye Cissé moo ko tàntaan. waaw non lépp def nañ état des lieux. li nga xam ne noonu laay defee woon conseil bi noonu laa ko defee ci diggante bi li ci bëri dañ ko informatique mooy nga jël information def ko ci machine waaye machine bi mënu la waxal boppam bu fekkee ne ñi daan liggéey ak man dañ leen ne mënatu leen a dugg fi mais doo gis ku la expliqué loolu it am na solo mais procédure dañu ko topp ba fi mu war a yenn parce que foofu aussi amoon na ci ñuy wax agent comptable public ki nga xam ne mooy représenté ministère des finances moom mooy topp mu wóor ko ne xaalis bi nga xam ne moom la ñu utilisé ma nga fa moom bi mu defee passation am ndax ba mu ko jógee yàggul këyit yu leer a nga fa waaye nag balaa nga naan naam ne fa léegi nag comme comprendre nañu ne il faut que ñooñu ñëw waxtaan ak équipe bu bees bi
dinañ am information waaye ni ma la ko ba ñu ñëw ñu ne leen non yéen da ngeen a war a dem toog seen kër yi mënatu sax dugg ci biir conseil boo ñëwee donc ci la expliqué président bu bees bi bu ñëwoon toog ak man loolu mënoon a rafet la yow kon ma expliqué ko bu baax a baax ni mbir mi demee parce que moom nag maintenant xaw naa gëj a liggéey ci diggante bi liggéey dafa évolué voilà loolu noonu lañ ko war a jàppee waaye waxtu bi may wax ak yow bii woowaat nañ ki nga xam ne moo doon directeur administratif et financier moo lay def passation ak ku bees ci fi ñëw xool nag mënoon nañ ko def fan yële waaye li ëpp solo rek mooy institution bi continuer di def liggéeyam ndax ñu ngi ci def 1963 waaye bu ñu jaxasee politique ak administration loolu du intérêt askan wi du intérêt réew kon nañu dépassé question politique bi xool liggéey muy ñu ko doxee liggéey nag dafa am yàgga yàgg sëñ bi nag moom gën naa liggéey waaye ci diggante bi procédure yàgga ca mu nekkoon Aminata Touré moo jiite woon conseil économique social et environnemental ki fa nekk jamono ji di président Idrissa Seck ñëwaat na ci li nga xamante ne jamono ji moo lëmbee askan wi di mbëkk mi wala immigration clandestine lena rek dinañ def kem kattan moom ak ay ñooñam ñu xalaat ci li nga xamante ne buñ ko defee rek indi solution suñ ci noppee nag jébal ko njiitu réew mi Macky Sall ñu teewlay kàddoom ci micro di Saper. li mu ma njëkk a wax mooy lii ngeen tudde mbëkk mi maanaam xale yi dem ci géej gi nañu ci réfléchir nu mu gën a gaawee xam lan moo ko sabab est-ce que ñàkk liggéey la programme emploi yi nangam na mais daal nañu ko gëstu na mu gën a xóote jox ko ci suñuy xalaat donc loolu sujet la boo xam ni danañu ko waxtaane fii mbënd mi inondation yi loolu war nañu ko waxtaane indi ci ay saafara mbël mi maanaam brèche bi nekk Saint-Louis nga xam ni suñu côte beeg yépp mu ngi yàqu Mbuur noonu et cetera changement climatique yi am di indi yooyu nan la ñuy def ba waxtaane ko yooyu ak yeneen. ñu wax ci leneen waaye lu ko soriwul dara ndax ñu bëri dañu jàpp ne rek li nga xamante ne moo aju ci migration clandestine li ko gën a waral mooy géej gi amatul jën bu ko defee rek ñu bëri ci mool yi moom seen xalaat mooy dem biti réew ngir daani seen doole loolu nag dañu jàpp ne accord de pêche yi may bateau yi bàyyoo ko biti réew bëri fi lool tax na daanaka géej gi amatul dara lu mel ni nag ki nga xamante ne mooy Irène Mingasson toogal fii Union européenne weddi na li ni mel moom dafa jàpp ne rek accord de pêche yooyu lu yàgg la te ni ñu koy defee ci ay anam yu mucc ayib ñu teewlay kàddoom ci micro Fatou Bintou Konté. C'est un problème ou c'est un sujet qui nous concerne évidemment tous. li nga xam ne moom moo di immigration clandestine dafa nekk problème boo xam ne ñun ñëpp la concerné parce que boo gisee dafa nekk fléau boo xam ne ay jeunes ñooy faral di dem di tukki boo xam ne amul benn rendement parce que ñu ngi ci ñàkk seen xaalis di ci ñàkk seen doole ba pare ñu ci bëri nag di ci ñàkk seen bakkan te li koy faral di def li ci ëpp moom moo di réseau trafiquant yi nga xam ne jamono ji ñoom ñoo leen ñuy buux ñuy dem ci li nga xam ne moom moo di waax yi fi mu toll nii nag ñun nag Union européenne nag pense dañu jàpp ne problème bi concerné nañu ba tax ni ñi ngi ci wetu Sénégal nguurub Sénégal surtout di ko jàppale ngir fléau boobu mun fee deñ à travers un partenariat multiforme. Ces accords de pêche ne sont pas une nouveauté. bu ñuy wax nag ci accord de pêche yi du nekk du accord boo dañuy desandek waa Union européenne ndax ñoom ñoo yëkkati lu toll ci fukki milliards ak juróom-ñaar ci suñu xaalis ngir jébbal ko kilifa yi liñ ci jublu rek mooy ñu amal ay màkkaan wala sax ay béréb yoo xam ne rek lu aju ci état civil moom dinañ ko fa mën a taxawu saytu ko bu baax a baax ndax seetlu bi mooy réew mi bëri na ay gone yoo xam ne ba ñu juddoog léegi amul benn kayit bu leen topp ñu ne nag loolu dina leen gàllankoor ci ay anam yu bëri Fatou Bintou Konté teewe woon na ndaje bu tey moom ak Younous Diatta. fii ci Sénégal nag enregistrement bi fee nga xam ne moom moo di bërëbu juddukaay bii di état civil dafa faible ba léegi boo xoolee téeméer boo jël ñaar fukki ak juróomi rek la ñuy faral di déclarer saa suñu juddoo ci saa si fee nga xam ne moom moo di ca mairie ba. dañu ne soo gisee mu mun a am daf di déclarer naissance dafa am ñoo xam ne jotewuñu si ndax dëkk yi ñu nekk amul ay centre secondaire d'état civil région yu bëri dañuy am ay centres principaux d'état civil waaye du ñu am ay centres secondaires
ba nga xam ne boo nekkee ci gox-goxaat yi wala dëkk yu ndaw yu sori centre principaux d'état civil yi doo mun a déclarer sa doom ci saas. ba tax ni ñu taxawal ab benn programme de modernisation état civil Union européenne financé ko mu toll ci 17 milliards kii nga xam ne moom moo di Oumar Gueye di ñu xamal ni problème infrastructure yooyu ñuy tudd dana jeex yàggul dara te it dinañ fi taxawal ab benn fichier boo xam ne fichier interconnecté la. ay centre yu mucc ayib ci Sénégal ci biir collectivité territoriales yi centre yoo xam ne li ci war yëpp daf ci am centre état civil principal ak centre état civil secondaire. ensuite dinañ leen interconnecté ba nga xam ni koo xam ni dafa nekk Dakar par exemple juddoo dëkk Fongolembi wala mu dëkk Saint-Louis wala mu dëkk Matam mais nekk Dakar soxla pièce am du jar muy dem ba foofu pour mën koo wut ndax lépp dañ koy interconnecté. moom mii nga xam ne moom moo fi taxawal Union européenne te financé bi les projets de modernisation de l'état civil jàpp ne ni dafay tax mu renforcer bu baax li nga xam ne moom moo di sécurité nit ñi ak li nga xam ne moom moo di seen identité. système bi jëm ci état civil li ko tax a jóg ñaar la benn bi nag mooy boo juddoo rek kayit gi nga daan ci mën a jot beneen bi itam ci sa giiri dundu saa soo ko soxlaa rek mu mën laa yomb ndax kat lii droit la ñun daal liñ ci namm ci suñu réew mooy ñu gën a yeesal kayit yi. C'est un projet phare du Sénégal, c'est un projet souverain régalien de l'État du Sénégal. li nga tax a jug nag moom moo di programme boobee nag bokk na ci améliorer li nga xam ne moom mooy di offre service état civil yi fii ci Sénégal te nag dina permettre fi nga xam ne moom moo di suñu réew ku ci nekk mën a jàpp ni ci nga bokk. Fatou Bintou Konté dañuy wax ci leneen dem ba ca diwaanu Ndoukoumane foofee nag li ñuy duppee daay dina faral di sonal askan wa rawatina ñi yëngu ci wàllu mbay mi bi ci mujj rek daanaka yóbbu na ay tool yu bëri toolu dugub ak mboq nag noonu ba tax rek jamono ji ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu def kem kàttan ngir tabax fa ab camp sapeur pompier bu ko defee rek dina mel boo am tey ñu mën leen taxawu ni mu waree Oumar Ndiaye Boubacar Fall bopp ñooñu toogal ca diwaan. ay hectares yu bëri ñoo lakk ci àllu ngànda bi dem sax ba jàpp yenn toolu gerte yi ak mboq lépp tàkk ba ñuul kurum. waaw man de sama mboq mi yëpp lakk na moom ak sama gerte gi dakk si yu bëri lakk na man xaw ma lu ko lakk de léegi la man daa dama tëdd nelaw rek ñu woo ma ne ma àll baa ngi lakk waaw ma ñëw ni daal fii juróom benn hectare laa fi defoon fii nii waaw lépp tàkk na. daay gi ñaari waxtu ci bëccëg la tàmbali ba juróom benn waxtu ci ngoon waaye waxambaane yi nekk ci ngànda ñoo mujj takkaayu dagg ay xobirat ngir fay lakk gi. su tàkkee pour sappoor ñëw day nekk problème lii lañ am pour fayee ko bant yi lañ am pour fayee ko chaque fois dafay am da ngay gis ne bu ñu jógee ci li déwén day amaat daaw amoon na ren tamit gis ngeen yéen avec jeunesse ngànd bi ñoo mobilisé da ngay gis nañ fii ay jeunes da fi nekk ñaari toolu teelu gerte takk nen ak ñaari toolu mboq ci yoo xam ne toll na ci boo évalué day mat 21 hectares te loolu 14 hectares gerte ak 18 hectares mboq da ngay gis ne kon lii ñun askan wi seen ngànd à chaque fois ñun ñooy mobilisé wu da ngay xool lii jeunesse bi la tey bu fi jeunesse bi nekkutoon àll bi dafay jeex ba dugg ci biir dëkk bi ñun nag président sonn nañu ñu ngi ñaan poste de sapeur pompier. daay yi nag day faral di takkarnaa si jamonoy lool li fii ci diwaanu Ndoukoumane te li ci gën a doy waar mooy gerte gi ak dugub ji rawatina mboq mi lépp nga ci àll bi rax ci dolli ñax mi tàkk ci àll bi te jur gi moom la ñuy dundee. Oumar Ndiaye ñu wax ci leneen ñëw fii ba Ndakaaru wax rek ci li nga xamante ne mooy projet immobilier bi nga xamante ne nguuru Sénégal yëkkati na ko ñu duppee ko rek Dakar First ñoon nag ñu ne projet boobu xam ne ay promoteur privé ñoo ci dugal seen loxo lu toll ci ñaari téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk ci suñu xaalis dina tax rek fii ak at yu néew ñu gis weneen xarkanam yu bu yees ci wàllu tabax dañu teewlu njiitu réew mi Macky Sall ci micro Ousseynou Thiam. Il s'agit d'un investissement entièrement privé à hauteur de 207 milliards. projet immobilier Dakar First bi nag ab investissement la boo xam ne bi secteur privé bi moo ko amal liñ ci dugal ci koppar toll na ci ñaari téeméer yu tegal juróom-ñaari milliards ci suñu xaalis li ni mel nag groupement promoteur bu ay chinois ak ay sénégalais ñoom ñoo ko amal projet bi dana doon ensemble ñaari tour yoo xam ni bu ci nekk dina am fanweeri étage am juróom-benn téeméer ci ay appartement waaye tamit juróom-benn fukk ak juróom-ñaari villa yoo xam ne yi yu mucc ayib lañ ak hôtel bu yaatoo yaatu lu ni mel
mel nag dinañ ci toftal ay plateforme commerciale waaye tamit lu jëm ci wàllu sport ci li nga xam ne li mooy cosaan ak aada waaye tamit ak ay loisirs lépp ñu associé ci lii di ay espace vert. bëgg naa fësal nag sama mbégte lool ndaxte matériaux yi nga xam ne nii jëm na ci wàllu vitre ak aluminium yi nga xam ne nii moom la ñuy tabaxee projet bi lee dinañ am benn antenne bu ñu installé fii ci Diamniadio fi lañ koy liggéeyee. projet bi nag ci wàllu xëy dina amal lu tolloog junniy xëy emploi permanent waaye tamit ñaari junniy xëy yoo xam ne yi ay emploi permanent lañ. ñu toftal ci nag volet bu important jëm ci wàllu formation waaye tamit lii di transféré lii di technologie may rafetlu bu baax a baax dalay travaux yi nga xam ne nii jàpp nañ ko ci 2 fukki weer ak ñaar mën nañ jàpp nag ne tey lii di compte à rebours bi tàmbali na. Avez-vous dit et sachez que le compte à rebours va commencer aujourd'hui. Seynou Thiam tekki kàddu yi njiitu réew mi Macky Sall fi ñu yemali xibaar yi duñu def dara lu du delloo Aram Touré moom ak invité am lenge yi ñu doxal bi ci kanam xibaaru français yi Chérif Diop lay doon jërë ngeen jëf. jërëjëf Ibou Diouf ñu ñëwaat ci suñu gan.